Chers téléspectateurs de Sport TV, bienvenue dans votre émission Max Sport. Comme nous me koy waxee à chaque fois Max Sport indi leen lu spécial comme ni ngeen ko gisee maa ngi fii ci plage u Malibu ndax tàngaay bi daanaka egsi nañ si daaw ñëw nañ fi def ay reportage ci géej yu bëri loolu tax na cas de noyade yu bëri dafa wàññeeku par rapport ak il y a 2 ans ren malheureusement am nañ fi ay cas de noyade déjà yu fi jot a am comme ni ma ko waxee ñu ngi fii ci plage Malibu nañ dem seeti ñi nga xam ni ñoo yor sécurité géej gi ak ñi nga xam dañu fi fekk ñuy sangu wala boog ñuy féexlu si ñu dem dugg ci ñoom waxtaan ak ñoom te dellu soit léegi-léegi. Chers téléspectateurs comme ni ma ko waxee léegi ñu ngi fii ci plage Malibu ñu ngi fii ak le surveillant de baignade Hugo da nga def. waaw sa waa kilifa bi ñu lay ziar baa yaa ngi si jàmm bu baax di leen nuyu bu baax waa yéen tamit waaw di leen ziar. yéen a nekk fii ci plage bi. waaw ñoo nekk surveillant baignade bi fii waaw ñu ñoo fi nekk. mais kañ ngeen fi ñëw faral di ñëw ban heure ngeen fi ñëw yéen. ñun 8h lañ fi ñëw ba 19h. waaw yëg ngeen fi xew fan yii passé est-ce que mën nga ñu expliquer lan moo fi xew. waaw fii la ma fekk lépp fii la ma fekk avant ñu sangu ak après bu leen affaire bi dalee lépp fii la ma fekk parce que ñun dañoo am suñu diplôme lañ fi toogee saa bu ñu xëysee dañuy teg suñu matériel dañuy doxantu côté yi nga xamante ne foofu la nit yi fu ñuy ëppee fu ñuy sangoo dañuy doxantu dem xool foofu ba xam am na nit wala amul nit côté yi nga xamante ne danger la côté yi nga xamante ne foofu la courant yi ne ñun man xam naa ko parce que man maa ngi surveiller fii mais ñoom élèves yi ak ñeneen ak seeni morom ñoom xamuñu ko léegi dañuy xool côté yi nga xam ne danger la ñu samp fa drapeau rouge xam nga léegi keroog bu affaire bi di am ñoom élèves yi gis naa la ñuy wàcc man maa ngi dem si ñoom. xanaa dañoo bëri woon. waaw bëri woon nañ moom mais bu ma demee dama leen araftu parce que xam naa ñii day sangu ba pare ñoom dañoo tàggoon dañuy jàng naka de jànguwuñ seen directeur ñëw na fi maanaam nee neen ñii dañoo tàggoo jàng mais amuñu woon cours ñoom waruñu woon jàng mais dañoo tàgg seen parents yi nee leen dañuy dem jàng alors que dañoo ñëw pour sangu si waaw après bu ma leen araftu ma ne leen yéen ba xam da ngeen sangu si ñu ne waaw après bu ñu dañuy sangu may leen kaade ngeen sangu fi parce que fii laa leen jox kii 16 bi laa leen wax ne leen kaale ngeen sangu parce que ñun fii la ñuy nekk après mu indi leen ba fii ñu dëppaat. dafa am ci ñoom ñu dëpp. waaw ñu dëpp. mais ñun ñëpp a dëpp wala ñenn ñi rek la. ñenn ñu dëpp xam nga mënoo ànd groupe ñenn ñi dëpp ñenn ñi ñëw lu mu yàgg dañuy dëppaat ñun ñëppay ànd parce que ñoo ànd ñëw bu ñuy ñibbi ñooy ànd ñibbiwaat léegi bu ma leen indee fii man maa toog parce que ñun dañuy tere bitéeli Evian yu mag yi 1000 francs yi dañuy tere ku koy sangoo léegi si saa am na benn boy bu ko doon sangoo foofu si biir ndaw bi léegi bu ma siflee mu génn man nangu bitéel bi daa koy dagg nu ma toogee fii ñu ne ma booy dëppaat nañ ma demaat si ñoom parce que bëgguma ñu am yenn danger si côté bi nga xamante ni courant la xoolal kële comme li may wax nii sànq rek comme genre xoor yee lañ dugg xam nga te booy sangu bitéel vent bi ngelaw gi parfois mun na génne nii dem parfois tamit mun na dugal biir géej léegi bu fekkee daa nga yor bitéel tombeek ndaw bi am doole courant bi am doole yow booy dem day mel ne yow dalaa teg si dara benn machine boo xamante ne doo am arrêt même vague yi lu la dóor yow da ngay dem boo génnee da lay dugaat lu bari léegi booy bi moom la yoroon ma dugg si biir ndox bi génnee ko dangu bitéel bi léegi bu ma toogee fii benn ay bëriwul sax ay 1 heure de temps wala 2 heures rek ñu woo ma ne ma booy yi nga doon tere fële mujj nañ dugg si biir fi nga leen doon tere mais booy dañoo bàyyi ba booy dee ba pare ñu ñuy doog woo si waaw noonu la affaire bi kii te avant kii bi ñoom lab noonu avant ñuy dem nii yàgg nañ ñëw foofu ma leen koy tere parce que foofu noonu courant dafa dëkk courant du yem fii nii Malibu fii courant du yem si place bu fekkoon ne yem si place gars yi mun nañ si def ay ros comme ngor lu mu am mais courant day ñëw fii tey suba mu déplacé wu kon fii mënoo fi def ay comme ñoom xeer yooyu ñuy wax noonu ros comme ngor lu mu am fii mënoo ko def fii parce que boo ko defee da ngay def tey courant bi changé day maam daa bëri ci ko mun na mel ni tey suba mu mel ne rek noonu la affaire bi kii waaw noonu la affaire bi. mais yéen a ngi fii di liggéey à quel titre c'est-à-dire dafa am ñu leen fi yebal pour ñu surveiller plage bi wala yéen da ngi ñëw bénévolement rek pour surveiller plage bi.
waaw man def naa fi 4 ans premier jour bu may ñëw fii man dama mënoon naa génne nit mais bu ma lay génnee soit ma yor bitel dem jox la ko ma fay génn parce que boo yoree bitel si kaw ndox bi ngeen ne premier jour bu may génnee nit. bouteille bu vide. waaw bouteille bi nga xamante bouteille Evian comme bouteille Evian yu mag yi dama koy tëj su ma la gisee yaa ngi dem fii amu woon maintenance amu woon dara gars yi da nga ko ragaloon léegi man dama naan saa su ma wàcc ma doon jàng alxuraan nag saa yu ma jàng ba wàcc ndox bi dama kaa yàggoon a bëgg waaw dama kaa yàggoon a bëgg léegi su ma la gisee su ma ñëwee fii Cambérène la ëpp lu may ne mais Cambérène dafa bëri ay lébu te fii géej waay gars yi Pikine yi fii lay ñëw di sangu si ñoom seen géej la ñoom tàngaay day ñëw te fii lañ soxla fii ñoom ñoo ko moom fii gars yi dañoo interdit woon kaay fii kenn waru fi sangu mais ñoom moo leen ko tere parce que mun ñuy jógee géej waay dem ay ngor paas xaalis boobu nag mun nañ ko def fii si bu fekkee fii defar nañ ko xam nga premier jour bu may njëkk a génnee fii nit damaa ñëw entraîné ba pare ma toog lu may tegoon noonu moom gis naa ko muy dem mais amu woon fitu dem parce que xaw ma woon dara si ndox mënoon naa fay génn mais xamoon ni ñuy génnee nit ak na nga ko war a jàppee si bu ndox beeg nangam léegi ma gis benn bitel benn maire bu rootoon bitel ba pare ma tuur ndox bi moom mujjee na ma si mere sax mais xamu woon ni nit laa dem di kii ma tëj bitel bi dem ba si moom jox ko man mun naa rek si kaw ndox xam nga bu ma ko joxee ma fay génn parce que xam naa fi ma war a génne afu ma dul génnee courant bi laa dugg rek man fayu ma woon courant bi moo mënoon yóbbul boppam bu ma dem ba si moom ma jox bitel bi négaté ko. donc yow bi ngay def loolu jël bouteille bi. boobu defaguloo sa benn formation de. defaguma dara affaire dama ko yàggoon a bëgg léegi bu ma génnee si loolu nag gars yi ñoo ñëw jël si maam xaw ma waa Cambérène xaw ma amoon na ñaari Granada yu ñëwoon jël si ñu mu safee man ak moom man génn naa ba fii après courant bi ama géej mu nga dugg ba si biir ni nga duggee changement am mu nga dugg affaire bi neex mais booy génn retour boo xamul nooy génnee maa mun nga yow boo patiné tuuti rek jeex na. sànq da nga wax lu am solo. mooy que fii seen plage classée dangereuse nit waru fi sangu normalement nit waru fi sangu. moom maître nageur bañ a am maître nageur. léegi yow comme yaa ngi fi te gis nga wax nga ni nit ñi fi dëkk fii yëpp. mënuñu dem ci yeneen plage yi parce que dafay xat. léegi yow lan nga préconiser lan nga xalaat def loo xam ni. nit ñi mën nañ fi ñëw sangu sans danger même si danger moom faw mu am. waaw danger bi yàlla moo koy dogal ñun mënuñu si dara mais nga sangoo fi nga xamante ne maître nageur mi ngi fa moo ëpp sécurité si yow foofu nga sangoo foo xamante ne parce que ñoom fu ñu doon sangoo ñoom foofu amul maître nageur amul dara ñun fii lañ nekk comprendre nga ñoom fu ñu doon sangoo amul dara saa bu ñu tegee suñu bagage rek tey ñun xam nañ géej fu baax ak fu baaxul xam nañ ni courant bi fii la ëppee boo duggee fii la war a génnee xam ne lépp mais ñoom xamuñoo mais ñoom dañuy dëgër fit xam nga fii bu ñu ko defaroon ñu ëpp espace ngor ñoo ko ëpp espace ngor tante yi fu mu nekk ak ndox fu mu nekk parfois ndox bi sax mun na ñëw ba si tante yi fii ndox bi balaa muy yëg fële non mënul yëg ba nële gars yi ñoo ko war a defar rek bu ñu defaree fii képp ku jugee gay waay bëgg a dem ngor boo gisee fii rafet na nice na mu am sécurité fii ngay def sa xaalis moo gën ñuy dem ay ngor di yàq seen xaalis foofu noonu te ñu dëkk fii. waaw léegi ci wàllu sangu bi laay wax léegi yow lan nga xalaat wax soo demee mairie wax leen ñu nga xam suñ ko defee au moins cas de noyade dina wàññeeku su mënulee ñàkk. fii ñoom bu ñu bëggee fii cas de noyade wàññeeku ay roche lañ bëggoon def fii man maa leen ko wax ne roche mënul nekk fii. pour lan roche mënu fi nekk parce que war naa la courant day tuxu courant yu am doole du taxaw sur place bu fekkoon mun na taxaw sur place mun nga fi def ay roche mais da ngay gis fii courant bi fii nii tey fii courant la mais bu si kanam tuuti mun na change dem beneen boor. waa léegi roche yooyu sax pour lan la. roche yi pour dem vague yi la boo ko tegee vague yu mag yi parce que vague yi si biir lay forme yooyu bu ñëwee ba si xeer yi day dal bu dalee léegi doole bi day wàññeeku doole vague bi day wàññeeku balaa muy ñëw fi day fekk lépp dee. waaw mais tamit roche yooyu mun na am danger ci sangu si. non mun na am danger parce que ñun duñ la bàyyi ngay dem si roche yi yow limite fu ñu bëgg nga yem fa foog nga yem moo tax vacance daaw maam liggéey bu mucc ayib lañ fi def te ñoom waxuñ dara remercié wuñ sax digguñu sax fenn waxuñu dara ñun moo tax bu ma yëgee loolu noonu man dama fi nekk te yàlla même bu may dem di sauver nit ma gis la nii bisimilah rahmaani rahiim dinaa ko wax te dinaa la récupérer dinaa la génne sama première mission maa ko def woo sapeur ñëw eggale la incha allah musuma gis nii nit dem nii ma teg sama bët mu raw
mais yàlla def na jàmm lool. daaw ñaata cas de noyade nga fi am. benn sauvé nga. benn boo fekkee ne commencé guñ boo fekkee ne sapeur yi ñëwuñ ñu ñëwuñ commencé guñ te kooku noonu bal la demoon bal lañ tulli mu dem di ko jëli bal amul baqat te bu tegoo si ndox daw lay def da ngay topp muy gën a puus boo demee ba jàpp bal bi comme moo lay génnee boo demee ba jàpp bal bi yow da ngay tiit yow mun na dem fu sori nga dem ba si moom ba si bal bi jàpp ko mais xoola distance yow fi nga jugee ak bal bi fu mu nekk sa fit bi bu ne rëf tuuti rek da ngay bàyyi bal bi da ngay parce que da ngay bëgg a génn ba pare booy dañuy dugg si benn comme genre ndaw bu ndaw rek yaakaar ñoom lam nañ. léegi xam nga sax da nga waxu ay rocher ñoom loolu la mairie bi boo def nga ne mënut a nekk waaye léegi est-ce que amul beneen pexe boo xam war ngeen ko def xool ak ay drapeau wala ni fii mu ngeen fi sangu zone bi parti bële mu ngeen fi sangu comprendre nga mais amul beneen pexe est-ce que. waaw am na beneen pexe bi xam nga lan la ñun ñu am suñu yenn morom ñu bari ñoo xamante ne même fii buñ ko mënoon tabax sax benn case boo xamante ñun mën nañ fi nekk. léegi xam nga tey dama la laaj loolu ñun ñëpp ñoo bokk métier bi gis nga tey soo fexee du ñu def fi ay périmètres ce qu'on appelle des périmètres de sécurité. loolu aussi mun na wàññi cas de noyade yi. man périmètre de sécurité boobu moo ma gën a fuuf ay rocher parce que rocher aussi nit mënu jóge fi la taw plongé tal ci rocher bi xam nga loolu mën a nekk aussi parce que comme tu dis tu as bien dit que rocher bi mën na bouger parce que courant mën na ko indi aussi. parce que c'est on jamais. donc mu xeer bi mën a déplacer bu ngeen lu ngeen yëgul nit mën na fa dem plongé samp bopp bi ci xeer yi. loolu yëpp mën na nekk ay danger la. donc li may ñaax damaa koy wax nii parce que xëy na expérience boo ci am yow amoo ko ci dama koy wax aussi pour mairie bi xamee ko noonu aussi buñ fi defoon ay périmètres de sécurité aussi mun na wàññi cas de noyade yu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax léegi est-ce que yow depuis nga nekk fi est-ce que di nga gis di nga am ay ci gaaw population yi fii yi fiy ñëw avant ñuy sangu ñëw laaj ay questions est-ce que fii mun nañ fi sangu est-ce que laaj ay questions daal. waaw bëri na am ñoo xamante dañoo jël sama numéro sax buñ ma gisul du laal ndox mi bu ñëpp meloon ni ñoom fii doo dégg noyaat fii am ñoo xam ne du ma sax xëy si sama booy laa leen boole am ñoo xam ne dañu may woo téléphone yi ko foo ne may leen maa ngi di ñëw ñu ne ma tey foo ma baax si ndox may leen gisaguma ndox bi baale bu ma ñëw bu ma ñëwee dinaa la wax fii ma baax fu baaxul am ñoo xam dañuy jël sama numéro muy maire rek moo tax saa bu ñuy dem dañ may ñaanal dama koy gis xam nga man xaaruma mairie bi su ma ñëwee dinaa la wax diw fii nii damal sangoo na le boo sangoo foofu man maa ngi fa su ma la wax damal sangoo foofu ma bàyyi la dem foofu noonu à tout moment fi nga nekk noonu mun na xar suuf mun na xar parce que suuf vague yi ndaw mun na ko dagg te bu ko mambalee mooy loolu man su ma la nee sangool fii rek dafa fekk foofu moo baax te su ma nee damal sangu foofu rek man maa ngi fi toujours sama bët mi ngi si yow ba keroog ngay pare. mais léegi sa drapeau yi kañ la war a ñëw. drapeau yi nee nañ si semaine bi loolu wax mairie bi la amoon na ay drapeau yu fi nekkoon drapeau yi ñu ñoo ko jëndal suñu bopp am na ay palme yi sama boy yu ko am yëpp ñooy gérer suñu bopp ñun te yàlla tax laa fi toogee parce que damay jékki-jékki gis sama wéef dara ma woot si numéro bi dina ma yugoo yaay méténageur Mali ma la waaw ni ma jël loolu yaa xamoo mairie bi deful dara de man damay sauver nit nii gérer ko parce que xam naa ñu ngi ko war a gérer yëpp ba sapeur ñëw ma jox la nga àggali gars yi ñaanal ma dem loolu laa fi nekkee billaay wala taalaay. lan ngay ñaax waa mairie bi lan nga leen di ñaax. wax ma mairie bi de ñu sut mairie bi laay wax mairie bu fekkee ñoom rek man ñuy sapeur yi ñooy defar formation ñoom am na sama di leen nuyu ñoom tamit keroog fii def nañ liggéey bu mucc ayib gars yi dañ naan sapeur yi dañuy gis fii nit gis nañ ko nii lap na. xanaa waa GREP la xanaa le groupe de recherche et d'exploitation en plongée c'est ça. mooy GREP. voilà bii ñoom ñoo ma ko jox parce que lii yére bi su ma ko aatu woon du ma ko jox am na si seen ñetti yére ñoo xamante ne buñ ci defaree benn comme ça buñ solee ne ba boobu noonu ba été bi jeex dañ ma boo ko aatuwul daal doo ko sol parfois damay ànd ak ñoom dañ lu bëri su ma demee ba gaaw ci ndox bi bay dem jëli ni sans problème ñoom ñoo ko def si man diplôme bi ñoom ñoo def si man lu bëri loo xam li nga xamante ni bu dee woo ñoom ba nii maam ku laf fi du ma la mun jël waaw ñoom sapeur yi gars yi ku xamul ndox nag day gis kenn lab sapeur yi ñëw ñu naan sapeur yi ñëw nañ fi mais gis nañ booy bi
dugg nañ mais soriwuñ loolu mu nga bañ a xam ndox nga siisu wax leen loolu mais yow mi xam ndox bi si fii sa fi ngay liggéeyee ndox bi xam nga ko bu baax sapeur di nga jox caatu sapeur de bilaay wala taalaay non booy nag ko xamul ndox nag man comprendre naa la. yow daal ci gàttal. waaw sapeur pompier plus précisément waa GREP. groupe de recherche d'exploitation en plongée ñoom nga gën a jox bopp ko waa mairie bi te ci mairie bi fii ñoom ñoo la waroon dimbali mais lancer benn appel maire bi fi nekk lancer ko mu dégg te dina la dégg. waaw man lu ma koy waxaat rek mooy donte ñun am nañ fii suñu diplôme bëgg nañ affaire bi te am nañ yeneen job man damay def sérigraphie may def am naa sama diplôme mun naa ko xam nga su ma amoon commande léegi-léegi nii ndox bi fi laa koy bàyyi damay dem fay ñoo moom moo tax bu fekkee ñu ngi fay salaire ñi nga xamante ne man baax na man gën a nam lee fee laa koy teg parce que lii laa gën a sax man ndox bi parce que bëgguma baqanu doom may gis nii nit di dem nii xam nga ngay gis nit di dem nii saa yi baqanu doomu aadama nga xam ne kii yow kii mën nga ko récupérer nga bàyyi ko noonu mu dem noonu man loolu c'est la première fois mu dal ma nii te loolu après maam booy dañoo mor ba pare booy nag ñoom mairie bi xajaa mooy kor dañ koy wax xoom di ko ñaaxaar rek mooy mu dool noonu dimbali rek bëgg nañ affaire bi trop ñoom xam nañ ci dara bu ñu dimbaliwul nag ñun ñoo moom suñu bopp ñun mun nañ jël suñu kayit dem déposer ko feneen fii lañ dëkk nag moo tax mu ñun dem fenn mais buñu demee ba si kanam gisul dara fu ñu déposer suñu kayit ñu jël mais fii lañ dëkk di ko soññiwaat bu ñu mënee jàppale xëy na bu ñu mënee jàppale nag ñu wax ñu ñëw ba si ñun ne yeewu leen ñu dem. mais Libaas yow noo gisee seen liggéey fii yow. bon damay delluwaat di sant yàlla bu baax di julli ci Yonent bi di wax di jaale ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi ñàkk seeni doom te di leen maase bu baax di leen wax ni carrément géej gi moom nii rek lay demee saa su ne ñu xam ne carrément nag yàlla moom bu soxlaa moom képp ku jàppoon itam da ngay ñàkk géej gi nag tey ñun soxla nañ fi équipe ba nga xamante ne nii war na mën a ñàkk ay moor parce que daaw nekkoon nañ fi ba jóge fii amul benn moor donte ne amoon nañu doon raw mais malheureusement gaaw nañ ñu sauver leen moo tax yàlla dimbali ñu si bu baax ba amuloon benn moor loolu moom dañ si sant yàlla bu ñu amee équipe nag dinañ gën a mën a liggéey bu baax te itam faaw ñoom ay mboto yoo xamante ne ni bu ñu bëggee jóge distance bi ñu dem distance bale dinañu permettre ñu mën a sauver nit ki parce que tey léeg-léeg nga toog fii di surveiller fii nit di raw fële balaa ngay àgg foofu fekk passe bi aj na ko ci kaw te géej gi du fi toog di la xaar ngay ñëw géej gi dafa am passe dafa am ndaw suuf am ndaw kaw te boo bokkul ak courant bi nga xamante ni saa yu géej gi yëngatoo noonu lay bëppee tey ni ngeen ko gisee ni weex bi dafa weex géej gi dafa xaw a yëngu mais yëngoom bi yëpp si suuf méttiwul mais ci kaw la métti tey boo doon gis gaal yi bu ñu doon dugg fii duñ ñeme dem gaal gu si dem day këpp parce que uuli vagues yi fi ñu toll dañoo mer ba dañoo bëlu fi dañuy jug ci kaw loolu moo tax nag faaw ñoom équipe ba nga xamante ne nii ñun suñu jëm bopp maîtres nageurs yi dañu war a gestu parce que du 8h au 19h fii la ñuy nekk te dañuy bàyyi suñu liggéey ñëw fii. waaye yow yaa ngi wax waxu moto rek nga wax comme produit xam nga soo waxee waxu moto rek war nga am leneen loo xam di ko soxla lu mel ni ay pal lu mel ni ay drapeau lu mel ni ay buum ainsi de suite. waaw sànq sa maître Yogo wax na ko ci biir waxam yaakaar naa olof day faral di wax ni waxaat du bëri wax dafay fekk li nga war a wax rek moom ngay wax moo tax palme yi tudd na ko moom gilet yi tudd na ko tey yeneen i matériels yi nga xamante ne nii ay bouchon dañ koy soxla yëpp wax na ko mais tey yooyu noonu yëpp buñ ko amee tamit mu nekkee suñu côté équipe bi taxaw te amuñu mboto ay mboto yoo xamante ne nii tey bu ñu war a sauver fële bakken bu ñu amul mboto balaa ñuy daw di dem géej gi duñu fi xaar xam nga géej dafa nekk loo xamante ne nii bu xasee ba yëngu na tant que jëlul li mu soxla rek du bàyyi te sunu mbokk lébu yi tuuraguñu te période bi ba décembre géej gi du bàyyi mais tey parents d'élèves yi ñu ci bëri seeni doom dañuy dem jàngi au lieu que ñu wut information ak seen prof duñ ko def ñoom dañuy toogee ak xel bu dal te damay faral di wax ni xale moom boo ko bàyyee ak xel bu dal dina def la nga xamante ne nii bés boo ko yëgee di nga jàpp sa loxo si sa bopp moo tax faaw ñu am renseignement bu leer ak parents d'élèves yi mais surtout tamit ak prof yi
bu ñu jàngul ñu informer seeni parents ni leen tey amuñu cours seeni doom ñu ngi doon di ñëpp si ñoom ñu mën leen woo moo gën. géej gi nag fii ngay gis dafa yaatu tey ku ci nekk da ngay ñëw fii toog jël air mais léeg-léeg da ngay dàq ba sonn ñi fi raw barki démb 9h fii la leen fekk man 8h fii la ma fekk man damay wàcc su ma ñëwee da ngay gis mbaar bi dama koy samp toog di xaar sama maintenance yëgoon mais su ma ñëwee toog damay xaar su ma leen fekkee fi nag dama leen dàq surtout vendredi géej gi day yëngu à chaque vendredi boo ñëwee da ngay fekk géej gi day yëngu ak doole vendredi bi nag si laa leen fekk ni leen carrément yéeg leen ndax géej gi tey dafa yëngu ak doole baaxul te wóorul te bu ñu amul lu ñu gënal ngeen jàppale ñu si neex a waxal mais xale yi par des fois da nga ciy wax ak ñoo xamante ni sax dañ lay jéem a jaay réew di la manquer de respect te xamuñu ni yow seen bakken ngay sauver da ngay bëgg a sauver seen bakken mais à la fin ñoom da lay jaay réewande goo xamante ne ni boo moytuwul da ngay mujjee xeex ak ñoom te ñun suñu liggéey yarewuñu loolu tout le temps rek dañuy wax nañu calme nañu naxtaan ak ñoom ba xëcc leen ci dal ak si njëkk ba ñu mën a mucc mais par des fois nga gis fi yoo xamante ni doo sax comprendre loolu day métti si ñun trop jour boobu man maa leen fi dàkk bant laa mujjee jël ni leen yéeg leen dama leen mujjee saaga dama yàlla baax dama leen mujjee saaga ni leen yéeg leen ba nu yéeg ma dem jël yeneen matos si wàcc si leen traversé dem fële ba fi laa wooyee fële xeeri nekk ñu sangu foofu la ñu labee ci xor boobu te xor bi dafa amoon ndaw bi nag moo leen téye malheureusement sonal leen te laata may wàcc man si laa leen gis si kaw ñuy bulu fi ba ma leen gisee nag laata may teg fii bagage di daw di dem malheureusement oto yi doon romb ñoom ñoo informé maintenanceurs yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk Malika di leen nuyuwaale au passage ñoom tamit parce que tey bu leen neexoon ñu ni am nay maintenanceurs su leen neexoon ñu ni duñ fi ñëw noonu naka ñoo ñu gérer mais bàyyi nañ leen doon def kut ka kut ñëw doon jéem a sauver ñoom bañ ñëwee nag fekk nañ xale yi yàlla def li gën jël seen bakken te tey bu ñu amoon lu ñu gënal loolu du am mais il faut que état mu jàppaleen ñun duñu xaar maire yi parce que tey maire yi boo fa demee da nga fay dugg da nga fay fekk yoo xamante ni da nga naan sax ñoom ñu loo pay problème parce que du si ku nekk ñoom ñoo si jot seen salaire tey bu ñu bëggee defar fii yëpp jàppale war ñoo mën a fay fin du mois somme bu takk boo xamante ne nii buñ ko téye dinañ si gis suñu bopp bu leen si dee xaar day metti ñun 8h ba 19h dañ fi nekk ñun ñoo yor suñu xaalis su bopp ndekki ñoo koy gérer añ ñoo koy gérer bu ngeen ne ataaya ñoo koy tegal suñu bopp lépp bañ a toog di wéet mais faaw état mu mën nu jàppale ci lu bëri surtout si wàllu matériel yi parce que buñ ko amee rek dinañ am technique boo xamante ne ni dinañ mën a samp si géej gi pour que benn moor bañ am si géej gi daaw fi la nekkoon da ngay gis après 7 ba 8 personnes dañuy taxaw dañuy nagé wu kii day nagé wu fële kii dem fële kii dem fële kii dem fële rien que pour bañ balaay nit di échappé wu ñu mën la kar mais tey ñooñu tamit da doon bàyyi seen liggéey te ñenn ñi ay doomu Cambérène la man notation jànguma ko ci comme ni ka gars yi jàngee man dama nekk doomu Cambérène juddoo Cambérène yaroo si mbeex bi di jël gaal di mbaali dëkk bu ne xam géej maîtriser si lu bëri loo xamante ne am nañu def ay notation te maîtriser ñu ko tey sapeur bu leen woowee géej gi am na nu muy yëngoo duñu àgg fenn fi parce que ñoom tamit moment bi leen woowee lenn rek la ñuy mën a génnee muy nit koo xamante ne moom pare na si dundam kon foofu liggéeyu maintenanceur moo fa war a mën a feeñ faaw ñu gëstu maintenanceur mais naka ngay def yow sooy sangu fii. Man de bu may sangu moom damay toog si cat bi rek parce que même bu ma mënee ak ma ñàkk moom damay toog si cat bi xam sama bopp mais fii dafa manqué ay maître nageur duñ fi nekk tout le temps wala bu ñu fi nekkee dañuy dem football après nit ñi nekk fii keroog rek semaine passée mu fi ñëw ay taalibe laa fekk ñu fees fi dell duñ mënuñu dara parce que ñun si cat bi rek la ñuy yem mais ak ndogal rek moo ñëw rek pour man di leen ñaanal rek yàlla xaree la àjjana ak yooyu noonu. dama ñëw fii juste pour toog nii féexlu nii rek genre mais semaine passée déggoon naa fi ñu ne ñetti élèves dañ fee mujj décédé dama leen ñaan aussi yàlla yërëm leen xaree leen àjjana. yow la ngay wax sa morom yooyu xam ne dañuy ñëw géej mu ñu fay yan conseil nga leen di jox. conseil yi ma leen di jox mooy que ni tey jii xam nga tey mën naa ñëw man mënuma fay
wala tey jii nii maître nageur bu fi nekkoon nii dëgg amaana mënoon nañoo ànd ak ñoom ñu jàngal ñu mais comme si que comme ni kenn nekku fi dañoo waroon toog même bu ñu amul lu ñu def tamit ñu toog rek féexlu wala ñu dem bu ñuy kii tamit nu mu tëddati bu fekkee dañoo ñëw pour sangu si dañoo ñëw pour toog nii mais boo xoolee bu baax que ni élèves yi ñoo fi ëpp ak lu mu mënti doon da ngay gis élève bu wàcc 10 heures ñëw géej alors que ni heure boobu mënoon naa ñibbi defal leen loo xamante ni yaayam wala mu jàppale ko ci dara parce que parfois waajur yi ñun ñoo leen mën a jàppale donte ñu ngi koy def ci école mais tamit ci kër la gën parce que tey jii su ma fekkee sama yaay di def dara mën naa ko ci ñëw jàppale temps bi may toog di ko yàq géej mënoon naa toog kër ga dina ma amal njëriñ te dinaa fa mën a jàng samay leçon comme su nekkee sax damay préparer devoir wala composition mën naa cee def mais comme ñëw nii géej nii surtout maag nag xale yi nga xamante ni seen parents yi bu ñuy dem da leen di tere loolu nañ ko moytu bu baax te xam ne bu la waajur waxee toogal da nga war a toog mais boo demee rek xamal ni dara dina la dal ci yoon bi te loolu moom franchement parler nga tàggoo ñu bàyyi la moo gën buñ la bàyyul moom mën ngaa toog te xam ne bis boo génnee lu la jot rek yow yaa ko teg sa bopp. mu ngi xew le vendredi 9 mai ñu nekkee fii ba parce que le vendredi la les classes de 4e ñoo doon def devoir def PC ba pare sciences physiques teg ci espagnol donc aux environs de avant 13 heures fekk na pare nañ yeneen tâche administrative yi moo desoon professeurs yi aussi nekk am na professeurs yu fi nekkoon parce que parallèlement aussi les classes de 3e ñu ngi doon def cours waaye la veille on avait libéré les élèves de 5e et de 6e yoo xam ne ñoom jeudi bi lañ pare seen 2e devoir yi série 2e devoir yi donc ce vendredi là il y avait que les 4e et les 3e ñoo doon jàng vers 3h30 alors que jàpp naa ba pare pour dem julli juma si laa jot un coup de fil ma raccroché mu yëgal ma ne am na ay élèves yu lab si géej bi d'abord je pensais que peut-être canular la parce que y a des choses yoo xam ne doo yaakaar mu ko ne mën na la dal pour man canular la j'ai demandé des précisions ñu jox ma ay détails finalement je me suis ravisé que ne lii kat c'est une information avérée noonu laa def informer les professeurs qui étaient là dans la salle des profs ñun ñëpp ñu ànd dem géej waaw bi ñu demee également on a trouvé déjà un corps qui a été repêché quelques minutes après un autre corps ñu repêché ko gis nga même suñu emploi temps sax loolu dañ koy sóoraale à mesure du possible dañuy def tout pour ne pas permettre à l'élève d'avoir une plage boo xamante ne day dem géej on fait tout pour l'occuper au maximum possible tout waaw parce que aussi tout doit être centré autour de l'élève dañuy def tout pour que l'élève puisse être occupé le maximum possible waaye moom li ñuy wax rek sensibilisation c'est vrai dañ koy def chaque jour parce que ñun on est conscient que les risques du géej kese on a d'autres risques yoo xamante ni élèves yi toujours dañ koy jànkoonte donc ñun loolu moo ñu kii moo tax on ne cesse de sensibiliser on ne cesse d'accompagner et loolu moo tax d'ailleurs boo xoolee le portail de l'école à une certaine heure c'est fermé pour éviter que élève bëgg a daw cours sax génn au moment où il doit faire cours mu génn dem def balaa leneen di ko daal parce que loolu ça serait de la responsabilité de l'école moo tax à certaines heures bu récréation jeexee rek on ferme le portail de l'école et kenn dootul génn c'est uniquement ça parce que xam nañ ne au-delà même de géej bi am na leneen loo xam ne kii nii y a des éléments incontrôlés qui sont là devant nous déjà devant le portail rek des fois on voit des jeunes yoo xamante ni qui sont là jànguñu fi defuñu dara ils sont là et donc c'est des menaces donc yooyu yëpp ñun dañ koy prévenir mais malheureusement ce qui est arrivé
J'ai pas l'habitude par exemple bu problème amee naan di war na def la parce que ce serait comme si da nga bëgg a adosser wu sur les alors que sur cette affaire-là moi je le dis haut et fort hein, chaque personne a sa part de responsabilité. Quand je dis chaque personne, c'est-à-dire que l'éducation des enfants, ñun c'est toute la société. C'est l'école, c'est la famille, mais c'est la rue aussi. Quand je dis la rue, c'est les gens que les personnes adultes, hein, que les gosses côtoient ou bien rencontrent dans la rue avant d'arriver à l'école, avant de rentrer chez eux. Ces gens-là doivent jouer leur partition. Nous, à l'école, nous devons jouer notre partition. La famille doit jouer sa partition et l'État également doit jouer sa partition. Moi, à mon échelle, man li may wax rek mooy que ne lan laa mën a def pour amoindrir ces risques-là. Et si loolu laa taxaw moo tax depuis bi mu xewee ñun on s'est concerté parce que au-delà de qui actuellement je crois que on a la chance de pouvoir nous rencontrer, nous concerter sans pour autant que ce soit en présentiel. Et ce qu'on a fait, elle est mon intérimaire. Elle sait qu'on s'est parlé sur effectivement quelle est la posture hein, que nous devons prendre face à ce drame. Am na loo xamante ne boo ko buggee installer ci xale il faut nga am patience du tey rek nga koy installer il faut nga wax tey wax suba wax ginnaaw suba pour que mu jàpp ci tuuti nga continuer waat mu doog a jàpp quelque chose loo xamante ne mën na ko jëriñ te loolu foofu lañ inscrire ñun dañu ne c'est un travail de fond c'est pas une course de vitesse c'est un travail une course de fond donc c'est un travail que nous devons faire hein, continuellement pour au moins sauver ñi des c'est ça le problème donc ñun foofu lañu inscrire au niveau de kii moo tax déjà toute cette semaine on sait que c'est difficile ñëw lii dal la nga ñëw dugg classe certains diront même que ñi xanaa dañu amul xol ñàkk seen xel yi ba pare kon kii mais c'est pas ça li ñu war a xam mooy que ne tey jii boo libérer les élèves tu les exposes encore waxatuma à la mère mais aux autres dangers yow xam nga ko xam nga ne tey jii les parents ne sont pas à la maison les enfants bu ñu nekkee bu ñu jàngul donc déjà ils sont exposés donc il faut les retenir à l'école mais il faut les accompagner il faut les aider à affronter cette douleur-là amee et la sensibilisation moom mënul dañ parce que vous le savez très bien qu'on n'est jamais mieux on n'est jamais très outillé pour résister à la furie de la mer quelle que soit yow sa compétence ki ni am na fooy tollu ah dootoo mën dara géej gi da lay gagner donc enseigner aux enfants aussi de respecter certaines règles hein apprendre aux citoyens à ces jeunes-là d'adopter un certain code de conduite que ce soit à la mer en traversant le corridor BRT ou bien où est-ce qu'ils puissent se trouver avoir un certain code de conduite ça pourrait effectivement les aider à peut-être je ne dis pas ne pas aimer parce que le destin moom ça va frapper toujours mais à amoindrir les risques. ñu jàngal sunu xale yi ni jour ouvrable l'élève a autre chose à faire que d'aller à la plage jour ouvrable et je crois que il faudrait que ñu xam ne nous avons beaucoup de choses à faire quel que soit le moment de l'année même si vacances yi on peut se dire que j'ai toujours l'élève doit préparer l'année prochaine donc waxatuma nag en année scolaire parce que on me dira que oui c'est au lendemain d'une évaluation mais d'accord mais on dit très souvent vous savez les batailles se préparent au lendemain d'une première bataille tey jii boo bëggee gagner la prochaine bataille immédiatement après bataille bi au lendemain ngay koy préparer donc xale bu bëgg a jàng normalement da ngay pare sa évaluation préparer il y a pas de répit donc ñu xam ni mën nga kii noppaliku mën nga kii féexlu ji mais éviter effectivement de risquer ta vie di dugg foo xamante ne amul kenn ku la fa mën a génne mais di jaale aussi toutes les familles def nañ tour wi mais je profite de cette antenne là pour jaale leen encore à nouveau
au nom du personnel, au nom des parents d'élèves, au nom des élèves, au nom de l'inspecteur de l'éducation de la formation, au nom également de l'inspecteur d'académie nga xamante ne depuis mbir mi bu mu xewee macha allah ñu ngi ñuy woo di ñu accompagner di ñu masawu donc on est en phase sur lépp loo xamante ne ñu ngi koy def et tey jii en tout cas ñu ngi masawu toutes ces familles là. Chers téléspectateurs tey Max Sport li leen indiloon comme li ma leen koy waxee chaque fois Max Sport indi leen lu bees daaw dañ ñëwoon ci côté bi fii littoral bi fii wax ak maîtres nageurs yu fi nekk ñu wax ak mairie yi ba y a eu moins de cas de noyade. Cette année aussi on a démarré malgré on a eu 3 cas de décès vendredi dernier. ñuy ñaan mairie bi gën a jàppale les surveillants de baignade ñi nga xam dañ nekk ci plage yi jàppale leen ci koom-koom jàppale leen ci matériel ah parce que su dul loolu géej gi mu ci laan a lekk ci ay bakkan doomu aadama dina bari trop. Chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.